nag saye nga cadre normal. ne ko ba xam ma arrêté bi ma arrêté bi. Voilà amis téléspectateurs comme ni ngeen ko gisee ñu ngi ba tey fii si Parcelles Assainies si siège bi nga xamante ne mooy siège yu Y'en a marre jamono ji nag lépp lu fi am mooy li nga xamante ne mooy rencontre wala sax visite bu lii di leader Pastef di amal kii di kuréel bu Y'en a marre Sonko nag agsi na gis ngeen mbooloo bi nga xamante ne ñoom ñoo fi teew jamono ji waaye rek dafa am li nga xamante ne moo fi nekk dafa mel daa am koo xamante ne day wax jamono ji. loolu moom xam ma tiit tiit rek dama gaañ ci tànk gaañ yu nekk waaw loolu damaa ko def keroog bu mu génnee waaw sama tànk bi xam nga damaa war dem programme mais Diourbel ka ma doon defaral pause ma nga ma sànni ca kër ga voilà mu ngi mel ni rek moom ab benn ci yaabooy la bu ñëw fi ngir waxtaan ak ñi nga xamante ne mooy waa koñ bi waxtaan ak taskatu xibaar yi ana nan tey moo la nekk sa taxawaay fii nii si li nga xamante ne mooy Ousmane Sonko ñu muy ñëw di seet si waa leader Pastef yaabooy. waaw salaamaaleykum mbooloo mi sama taxawaay li ko waral lenn la man keroog bi Sonko génnee vidéo bi ngay gis man maa ko def. maa ko woy noonu suñu président moom laa doon wane noonu ba jot Kéba ba bras droit am ñu bëgg Sonko rek ndax ay waxam ak yaram ak tegginam muy suñu président na ñu yaakaar ko programme laa doon dem nii mais ma oo rek ma daw bàyyi lépp ñëw li ma woy Sonko ma sama woy wi yaa ko moom woy Sonko la ñuy jiin woy wi yaa ko moom Sonko président la ñuy woo leader Sonko la ñuy jiin affaire bi yow la man ko bëgg naa ku bañ na ma jox Sonko lay jiin mooy suñu président Sonko réew li coow li yow yee Sénégal fi mu tollu coow li riir mi Sonko moo ko moom Sonko mooy suñu président waaye naay leader yi Pastef affaire bi yow la macha allah maa ko génne loolu mu ngi nii téléphone bi. tey lan moo la xiirtu ba nga fent li nga xamante ne mooy way bi si Ousmane Sonko. waaw parce que ñu nekk ay ndaw rek nag Sonko moo def li tax nit ñi bëgg ko moo ñëw wax ak jeunesse bi ñu nekk ay jeunes am si moom yaakaar loolu la ñu ko bëggee yàlla bu yaakaar tas parce que déglu nañu ko waxam ak yaram ak teggim ak nekk jullit loolu dong la ñu bëggee Sonko nag. situation bi nga xamante ne moo fi am ndaw ñi seen xeex yi xiiroo ngaayoo beeg seen jàmmaarloo ak takk der yi en tant que yaay lan ngay conseiller la jeunesse sénégalaise. loolu lépp sonn la rek sonn réew mi ñoo sonn la rek li ñu koy conseiller daal mooy ñu ngi ñaan yàlla bu yaakaar tas ci Sonko ñu ñaan yàlla dund ba koy gunge pale loolu dong lañ koy ñaanal. jërëjëf mu mel ni ne rek li nga xamante ne moo fi am gis ngeen ko ndaw ñi ñu ngi def li ñuy def ndaw yi nag ñoom ay tout tànk yu ndaw ñoo fi nekk jamono ji di waxtaan di way di def seen xeeti slogan mu mel ni situation moo fi am donc ñu bàyyi leen. Macky si botu day Sonko si avion Macky si botu day Sonko si avion Macky si botu day Sonko si avion Macky si botu day Sonko si avion. Voilà mes téléspectateurs comme ni ngeen ko gisee vous êtes toujours en direct ci Sénégal 7 mu mel ni nag ndaw yi tout tànk yi sax ñoom ci jëm boppam ñu ngi def way yi nga xamante ne doy na waar parce que ñoom it ay xale lañ xamuñu dara ma riirandoo la ñuy def waaye jeunesse sénégalaise ñoom ñëpp génn nañ góor ñi muy mag
di ndaw ñoom ñëpp génn nañ di soutenir di support ki nga xamante ne mooy le leader de Pastef Ousmane Sonko comme ni ngeen ko gis rek. Voilà mes téléspectateurs lii moo fi am day ñun ñaa ngi nekk di voilà mes téléspectateurs yu Sénégal c'est ba tey yéen a ngi si en direct fii si Parcelles Assainies lu waral boobu les rencontres di waxtaan bi nga xamante ne moom la ñuy Ousmane Sonko leader de Pastef di amal ak ki nga xamante ne mooy waa kuréel Y'en a marre mu mel ne am na ki nga xamante ne mu ngi si sànni kàddoo. mu taxawee voyez donc bu ñu ñëwee ba fii xam na ne ñu ngi si ginnaawam tey ak demain tous les jours bon léegi bu dee yàlla jox na ko vraiment ba mu dem ba falu nga xam ne vraiment. lu mu wootee na ci vraiment insister ba mu wone ne adduna yëpp lii laa woote woon ci loolu laa nekk ba même bu defee 2 mandats même bu buggee teg population yëpp taxaw comme mu taxaw keroog ñu ne doy ñu il faut nga defaat comprendre nga donc loolu laa am pour wax Ousmane Sonko waaw ndax moom su may nooy moomu la su may tëdd moomu la su may lekk noonu la su may naan moomu la waaw merci beaucoup waaw lu war maa ngi tudd Yankuba Diémé waaw dëkk Parcelles Assainies unité 19 lu waral sama teewaay bi fii mooy président Ousmane Sonko moo ñëw tey jeunesse yi yëpp quoi seen xel quoi mooy ci Ousmane Sonko parce que lan la joxu leen xaalis neexalu leen mais dafa am lu mu porté quoi pour Sénégal njëriñu Sénégal boobu quoi moo tax nit ñu bëri ñuy topp Ousmane Sonko ndax Sénégal léegi kenn waratul gëmm sa bopp dañoo nar a xippi suñu bët yi ñu xool bu ñu xoolee quoi war nañu ràññee quoi ci kaw ràññee boobu quoi bu ñu gisee koo xamante ne intérêt Sénégal mooy si biir rek nañu topp kooku quoi ñu xamee ne que loolu moo baax pour ñun ñëpp waaye bu mu doon comme politique yi njëkk ya quoi yoo xam ne da ngay ñëw nga neexal nit ñi di joxe xaalis bi korompu nit ñi loolu baaxul parce que loolu day doon kawo pour ñu Sénégal te yal nañ ci yàlla musal quoi nañu xool loo xamante mooy njëriñ askan yi quoi xam nga ñun ñëpp ñu taxaw ci kii aussi leneen lu may am pour lancer mooy Ousmane Sonko musuta woote pour affaire violence lépp lu mu woote nit ñi quoi pour njëriñ askan gi la mu ngi défendre pour réewum ñun ñëpp dañoo nar taxaw kenn ku ne ñu sàmmante ak yëpp yàq baaxul quoi léeg-léeg da ngay gis ñoo xam ne dañ ciy raxaale quoi di dugal leneen loo xam ne bokk ci ay menaces yi ay kenn xamul Sénégal xamuñu loolu sax ñun jàmm ak salaam lañ soxla képp koo xamante ne ku yéene Sénégal jàmm ak salaam ñun moom lañ soxla pour ànd ak yow buñ demee ba gisul loolu rek ñu bala fi c'est jàpp ci leneen mais Ousmane Sonko luñ ko gis ak luñ ko xamee moom jàmm rek la xam waaw ñun ñëpp nañu fexe quoi pour ñu di nekk ci jàmm ak salaam pour réew mi mun a avancer quoi. message bu ma am pour lancer ko mooy nit ñi am nañ ci moom yaakaar bu ñu am ci moom mooy dégg bu mu déggu nii quoi na taxaw ci dégg quoi parce que nit boo amee leneen lu dul dégg rek taxaw fu dëgër na taxaw fu dëgër quoi confiance bu nit ñi am ci moom rek mu fee ba sàmmante loolu parce que topp ñu ko pour alal quoi confiance la ñu am ci moom quoi kon na fee respecté sàmmante loolu ak boobu quoi lu ma koy kii yoo mooy na dal parce que nit ñi mën nañu yow la mais na dal quoi pour moom tam mu gën a xool xippi bëtam xool quoi fan lay mën a xool pour mën a kii ànd ak nit ñi quoi ci jàmm ak salaam quoi loolu la am lu ma koy conseil quoi na dal quoi. voilà comme ni ngeen ko gisee nag nga xamante ne mooy monsieur Diémé
moom noonu lay wuyoo mu ngi doon wax li nga xamante ne rek mooy xalaatam si kii di leader Pastef jamono ji nag ñu ngi ba tey fii si Parcelles Assainies nekk di waxtaan ak ñi nga xamante ne ñooy ndaw yi fi nekk donc mu mel ni ne rek situation bi ba tey mu ngi woy di continuer taskatu xibaar yi aussi ñu ngi fi waaye itam suñuy mag suñuy tata di suñuy bàjjen ñu en tant que yaay tey jii nii en tant que jigéen Sonko lu dul di ko encourager di wax neexul nag mais mu gëm rek te gis nañu volonté bu ne si moom ñu ngi ci ginnaawam daal vraiment population bi yëpp a ngi ci ginnaawam te jox nañ ko bopp instant yi mu góorgóorlu rek bañ ñoo kii daal. bu baax sax ndax jigéen yëpp a ngi ci ginnaawam instant yi moom ñëpp jox nañ ko bopp parce que moo fi nekk daal moo fi wane loo xam ne ñëpp. voilà téléspectateurs yi mu ngi mel ni loolu moo fi am tey ndaw yi aussi ñëw nañ suñu yaay yi tamit ñoom tamit ñu ngi fii donc ñu jël leen rek waxtaan ak ñoom parce que aussi situation bi yombul bu fekkente ne da nga nekk ndaw nekk leader nga ñëw fii si benn bërëb nga gis ndaw ñi mag ñi bàyyi seen añ bàyyi seen reer bàyyi seen kër ñëw taxaw fii fi nga xamante ne mooy siège yu Pastef di waxtaan ak ñoom nag ñu ngi si biir di waxtaan ak siège yu Y'en a marre autant pour moi di waxtaan ak ndaw yi nga xamante ne ñooy waa Y'en a marre mu mel ne situation bi buñ ko gisee fii ndaw ñu ñëw nañ fekk si ko fi wuyu ko pare dalal ko nag donc ba tey li nga xamante ne mooy le président Pastef mu ngi fii si siège yu Y'en a marre ak ndawal Y'en a marre yi jawat dal yi dalal barki Seexul Xadim duma manifester sax man musuma manifester néewuma sax si yooyu mais keroog dama jug dem parce que dëkk bi dafa metti man ak samay morom dañoo jàng am suñuy diplôme amuñu liggéey dañuy sommer man am naa jabar am naa doom barki maam Seera Fall suñuy yaay dañoo sonn barki alxuraan dëkk bi dafa metti Baye Fall billaay wallaay taala dafa metti jeunesse bi booy nii ñun ñëpp dañuy sommer loolu du yoon gars yi nañ xool maanaam Sonko li ma koy wax mooy mu bañ a def comme yeneen gars yi nañ xool jeunesse bi ñun léegi dañoo am suñu fulla de ah li ma bëgg mooy bu faloo xoma kañ lay falu ak ko munti falu muy moom di keneen ak keneen mu xool jeunesse bi fii ku fi ñëw dafa fi dara dañ lay wàcce léegi ñun xama dañoo conscience quoi barki alxuraanu karim loolu rek lañ fi nekkee ñun man siège fii man fii laa dëkk dama fi am gëdd moo tax ma génn ñëw fii je suis le capitaine de ce Taïsé pendant 10 ans xale bu ndaw la j'ai 32 ans dañuy xool dañoo sonn man naa ne dañoo sonn barki maam Seera Fall Sonko voilà comme ni ngeen koy gisee ndaw yi tam di ay jeunes nekk fii si buntu siège yu Y'en a marre ñoom tamit ñu ngi dox seen di wax seen xalaat. moo xam ne français ñoo leen jiite dañu doyal. Macky Sall la dem yoonam dañu amal. doyal nañ ci Macky Sall. Sonko rek vive à Sonko. vive à Sonko. sa kaw ah. damaa tëj atelier ñëw fii na Sonko moo ko jar. dañoo doyal président boo xam ne français ñoo leen jiite. lu ñu la wax loolu ngay def ñun soxla ñu président boobu. soxla ñu président dictateur. président bu soxla bu fi nekkal population bi la soxla Macky Sall na dem yoonam na doyal. moom ministère de la justice ñoom ñëpp nañ démissionné nañ dem seen yoon soxla wuñu waay nañu dem seen yoon soxla wuñu leen Sonko sa kaw Macky Sall us. voilà amis téléspectateurs Sénégal 7 comme ni ngeen ko gisee maire yi tam ñoom ñëpp dañoo bàyyi seeni añ nee na Sonko ci kaw Macky Sall ci suuf loolu la ndaw yi wax ñu ngi soññ nag bu baax ki nga xamante ne mooy Ousmane Sonko ngir mu am jom am fulla am fayda ba pare bañ a tas yaakaar yi nga xamante ne mooy ndaw ñi nga xamante ne jamono ji ñoom ñoo fi ne mu ngi mel ni suñu yaay booy mu tamit mu ngi fi bëgg a am kàddu ñu ci sànni.
ma ne kontaan rek dañoo kontaan ba suñu xol sedd ndax sama njaay mais laa bàyyi fee ñëw ndax Sonko jaral nañu ko dañoo bëgg Maty mu dem ba dem fa dem ba jeexee waaw kontaan nañu suñu xol sedd nañu wax dëgg yàlla Sonko lii leen ko doon ñaanal li ñu ko doon ji yàlla na set wecc te dina set borom baax la waaw di ko ñaanal sunu doom yaay yi ni kenn liggéeyu ñëpp a ngi taxawaalu ñi am seen bac ñi ngi ni toog di taxawaalu amul lu ñu liggéey sunu doom yi dee ci àll bi waaye ñi gaañ yi ba di si am ay rek ku fi mën a nekk jàppale sunu doom yi ñu am liggéey bu baax xale yi jàng am seen i diplôme mooy dëgg xale yi ñi am seen diplôme ñëpp a ngi toog ay étudiants la ñëpp a ngi toog amuñu fu ñu nekk loolu tamit neexul ci xol xale yi loolu moo tax ñu fippu nag ñu mer waaye nag yàlla baax na incha allah. voilà comme ni ngeen ko gisee amis téléspectateurs yu Sénégal 7 ni mu ko waxee yàlla baax na ndaw ñi dañoo sonn moom loolu moo nekk li nga xamante ne mooy waxam mu mel ne rek nit ñi ndaw ñi ba tey ñu ngi yëkkati ay kàddu si li nga xamante ne moo xew actuellement fii si Parcelles Assainies si buntu kër yi nga xamante ne mooy siège yu Y'en a marre nga xamante ne tey kii di leader Pastef du le président Ousmane Sonko moo fi teew ngir waxtaan ak ñoom. ñu fàtte lu fi nekk ñu ngi koy ñaan ne jeunesse bi yëpp ci moom lañ yaakaar jeunesse Sénégal yëpp ci Sonko lañ yaakaar bu mu tas suñu yaakaar bu mu fàtte tey jii nii fu ñu toll bu mu ko fàtte barki démb bu mu ko fàtte bés bu nekk na mel ni démb si moom bés bu nekk na mel ni démb si moom loolu lañu ñaan président Sonko waaw loolu moom moo tax a ñëw fi loolu maanaam jeunesse bi nga xamante ni tey jugoon nañ nga gis ko fan yi yëpp ci manifestation yi tey lan nga leen di wax ñi nga xam ne jugoon nañ tey doon xeex waaw jeunesse bi lu may wax si ñoom lu may wax si jeunesse boo xamante ne jugoon nañ pour xeex Ousmane Sonko président Sonko toujours bu faloo bu mu leen fàtte te jeunesse bi maa ngi leen di wax ne nañu teel suñu carte manifestation yi yàq yi ci nekk loolu dafa bëri ñu wàññi yàq yi loolu lay wax jeunesse bi te président Sonko toujours lay wax ne bu mu voté jeunesse bi loolu laa am lu may wax si côté boobu waaw. voilà mu mel ni ne am nañ suñu benn yaay bi nga xam suñu benn papa bi nga xamante ne mu ngi fi moom it bëgg see sànni ay kàddu mu doon suñu kilifa. non pas Maguette. pas Maguette. yéen ñëpp li ngeen bëgg man Sonko defe naa ba ma koy xam wala bi may am contact ak moom booba kenn xamu ko États-Unis laa nekkoon def naa fanweeri at ak benn bi ma ñëwee di ko wax sama jabar daf ma ne man li ma jaaxal mooy yow ki ngay wax kenn xamu ko bu ñu waxee rek nga ne Sonko te kenn xamul kuy Sonko mais tey yaakaar naa ñëpp xam nañ kan mooy Sonko barki démb bu sama doom ne ma pourtant papa yow doo faral kuy daanu ma ne ko mukk man du ma ànd ak kuy daanu dama génnoon nii foofu lañ ma woowee ne ma Sonko ngi fii sama kër ngi nii maa ngi jàkkaarloog yéen mais dama génnoon maanaam li ma bëgg a wax rek mooy nañ def yar ak teggiin maanaam bañ winlaas di yàqaale li jàmbur wala ñuy wax ni duñ ko war a wax fañ bëgg a dem danañ fa dem bu kenn yàkkamti fañ bëgg a dem dañ fay dem bon bu kenn yàkkamti yéen journalistes yi bu leen yàkkamti bu leen yokk ndaw yi bu leen yàkkamti bu leen yokk bu leen saaga kenn bu leen yàqaale li jàmbur def leen ndànk li ngeen bëgg da ngeen ko am ndaw lu leen jiite ngeen am li ngeen bëgg da ngeen ko am incha allah rabbi Sonko pale la jëm kenn mënu ko tere yegg pale la jëm kenn mënu koy tere yegg mais ci tekk ak teey dégg ngeen wasalaam. voilà amis téléspectateurs yu Sénégal 7 comme ngeen ko gisee ñi nga xamante ne ñooy suñuy papa ji moom nag yëkkati na ay kàddu yu am solo muy dal tey mu mel ni ne am na ndaw bi nga xamante ne aussi ay jeunesse lañ ñoom it ay jeunes lañ bokk ci dëkk bi bëgg nañ see sànni seen kàddu sëñ bi ñu ngi lay nuyu. waaw maa ngi leen di fay Mbaye Gningue. voilà Mbaye Gningue tey ñu ngi fii ci Parcelles Assainies ci siège bi nga xamante ne mooy siège Y'en a marre lu ñu fi tax ñëw nag mooy ki nga xamante ne mooy Ousmane Sonko moo ñëw ngir waxtaan ak ndawal yi nga xamante ne ñoo jiite boobu le kuréel ba tey jii ban kii kàddu nga bëgg a sànni ci bii les rencontres. man daal li ma ci war a bëgg a wax mooy Sonko defu leen dara Sonko day doxam nañ ko bàyyi mu doxal ku nekk ak sa wërsëg la moom moo nekk ci taa bi fi mu ne nii
Macky Sall nañu abal ñun doyal nañ ci moom sëkk li mu doon wax yëpp dara la ci deful li mu doon wax mu ngi néewal nit ñi doole te moomul doole yàlla moom doole nañu may afiya may ñu bàyyi ko mu doxal dégg nga loolu lañ bëgg réew mi du réew dictature kenn moomu ko nañu doxal moom li mu doon wax yëpp defu ci dara ku ñëw fii du ñu néewal nit doole te loolu la doon bañ bi muy waaj a yor réew mi léegi nag jël na réew mi di néewal nit ñi doole loolu amu fi nag yàlla rek moo yor doole bi rek na xam loolu. voilà li nga xamante ne tey jii moo fi am si situation bi si ndaw ñi gis nañ ci ay bakkan nañ ciy rot blessé yi bëri na ñu doon càmbaarloo ak takk der yi coow li nag bëri woon na loolu mais jamono ji ban conseil ngay lancer la jeunesse sénégalaise. jeunes yi daal ñu war a ñu muñ rek laa ci xam bañ a indi xeex bañ a indi xuloo xam ne Sénégal moom ñëpp ko bokk mais xeex ak xuloo fajul dara. waaw ndax lépp du woon li kii bi dong moo tax am na loo xam ne dañ ko deñ ko ci seen xol yi moom lañ doon génne noonu mais du Sonko sax a tax. dañoo mer bu yàgg. voilà mer bu yàgg la lim doon wax ak lim doon def yëpp moo bokkul. koo kan la si. Macky Sall moo indi lii yëpp su ko atte woon ci bu yàgg lii yëpp du am dafa yéex a wax nag dafa waroon a wax balaa coow di am mais daa bàyyi ba nit ñi wax waxal mu door a wax kon dictature rek lay doxal moom. donc discours bi nga xamante ne amal na ko mu ne dina yokk ay xëy dina jox ndaw ñi xëy dina déchanger situation bi dina jàppale ndaw ñi. xanaa waxaat lay doon waxoon na fi defu ko mu ngi waxaat kon même chose la rek suñ ko gëmee ñun ñoo xam mais man gëwuma ko man sama bopp gëwuma ko ndax li mu wax rek dina ko waxaat loolu laa ci xam waaw. ñu ngi lay jaajëfal bu baax li nga xamante ne nag moo fi am ku doon sànni ay kàddoom si boobule waxtaan ak kii di Ousmane Sonko le leader de Pastef ak ndaw yi nga xamante ne ñoo nekk si kuréelu Y'en a marre jamono ji nag ba tey ñu ngi si Parcelles Assainies ndaw yi ñu ngi gën di génn mag ñi bàyyi nañu seen i añ ñëw taxaw fii ngir gisanteeg saafonte ki nga xamante ne mooy le leader de Pastef di Ousmane Sonko paa yi sax ñu ngi fi suñuy papa suñuy maam ñoom it teew nañ fi ñuy ko fi ay kaddu yi nga xamante ne kaddu yu am solo la ñoom nag lépp lu ñuy wax rek mooy kii di Ousmane Sonko na dalal xel yi na def li nga xamante ne moom moo tax tey jii ni ndaw yi teg ko fi yaakaar ko ngir mu doon président donc situation bi doy na waar lool waaye itam li nga xamante ne mooy ay tout tànk yu ndaw a ndaw nga xamante ne seen at bu tollee si juróom-ñetti at juróom-ñeent si la yem donc mu mel ni ne rek ñoom itam teew nañ fi di def li nga xamante ne mooy ambiance bu baax a baax donc situation bi moo fi am fi si Parcelles Assainies si buntu kër bi nga xamante ne moo nekk siège Y'en a marre ba tey ñu ngi woy di xaarandi ki nga xamante ne mooy leader de Pastef mi nga xamante ne mu ngi ci kaw di waxtaan ak yooyu lee ndaw si nga xamante ne ñoo ŋànk kuréelu Y'en a marre ñu xaarandi rek mu génn ndax nag comme ni ma leen ko waxee woon lu tax tey ji taskatu xibaar yi nekk ci biti loolu la mënuñoo accéder ci boobule waxtaan mais bu paree rek dinañ génn def benn briefing ngir baaxee ñu lépp li nga xamante ne rek moom moo xewoon ci kaw mu mel ne am nañ ki nga xamante ne aussi jeune la mu ngi nekk di amal li nga xamante ne mooy. non xam nga mënuñu koo lijjanti suñu bopp parce que buñ ko lijjantilee suñu bopp rek dëkk bi ci boppam day tàkkaat xam nga lan leen bëgg ne état def yoon ñu fi dee ñëpp xam ne lu leen rey am na ñoo xam ne nag garaawul comprendre nga mais booy bii ñu rey biir Parcelles man en tant que ambassadeur nekk biir Parcelles di ko représenté dañoo bëgg enquête bi leer te may neen waa ji fii ak 1 mois ne lijjanti dossier bi ku ko rey ñu juge ko tëj ko ñun loolu la ñu bëgg du menace nag dañ koy avertir rek gis nga Parcelles nu mu mel am na ñu bëri dañoo yaakaaroon na Parcelles ay noobi la fi nekk duñ génn mais xam nga ñoo génn jeunesse su doctorat bi jeunesse su licence bi jeunesse su maîtrise bi jeunesse su master 2 bi tey ñoom ñoo génn duñ ay terroriste duñ ay bandi anamu tey ban bàyyee waa ji wax dëkk bi newul teg gars yi ku ci nekk dama reprendre sa liggéey mais na jàppale gars yi mais loolu moom duñ ko bàyyi loolu duñ ko bàyyi ngir yàlla ak yónni bi rek Macky Sall je te lance un appel nañu jàppale ci boobu ñoo xam kan moo ko rey loolu rek la ñu bëgg ñun nag jàmm lañ fi nekkat démocratie la ñuy xeex du Sonko du dara mais Sénégal moo ñu tax a ñoom moo ñu tax a jóg waaw di leen remercier bu baax waaw. voilà mes téléspectateurs comme ni ngeen ko gisee
jeunesse bi ñoom itam ñu ngi génn ndaw yi ñu ngi génn di wax lépp li nga xamante ne rek moo nekk seen xol waaye itam kaddu yi nga xamante ne ndaw yëkkati nañ ko mooy ñoom ñëpp ay étudiants lañu boo xoolee waaye taxul ñu am ab xëy lu ñuy def rek mooy lépp luñ jàng jëfeewuñ ko taxul mu nii na la seen ceeb dañoo obligé di dem di def li nga xamante ne mooy ay carreleur ay liggéey yi nga xamante ne mooy métier maçon ay menuisier ngir am li nga xamante ne rek mooy tax ñu mën a lekk naan dundal seen njaboot mu mel na am na yeneen ndaw yi nga xamante ne ñu ngi nekk di si sànni seen ñu nuyu ñëpp ñu fi teew di ko rafetlu lool bon man boo gisee ma ñëw si affaire politique sax intéressé wu mais lu ma intéressé mooy bu ma dégloo Sonko li muy prôné muy lan wàllu injustice bi nga xam ne moo am si dëkk bi parce que Sénégal mënuñu ko régler ak ñàkk maanaam équité inéquité bi fi am muy lan injustice bi waaw Sénégal bu ñu ko bëggee teg si yoon dañuy jël justice bi kiy jaay gerte caaf ak ministre bi ak président bi ñëpp yem si pour ñu mën a régler Sénégal bon loolu la ñuy xaar ci Sonko nag bon pour lan buñ ko falee ànd ak moom mu doxal li nga xam te ne moom lañ bëgg muy askan bi jiital leen di leen déglu di dox si seen i bëgg-bëgg loolu daal laa amoon lu may wax. yéen ndaka ngeen def ba xam ne Sonko daf fi ñëw tey parce que gis nañ mbooloo bi fi ne dafa takku ba dafa dem ba jéggi day Sonko ni ñu ko xamee mooy dégg rumeur rek parce que man sama buntu kër bon dañ fay jaay café gars yi bëri dañ fay daje léegi ni dama doon naloo sax gisuma dégg ñu ne Sonko ñëw na fi ma ne xaaral ma ñëw parce que c'est même pas 100 mètres moo tax ma ñëw fi waaw looloo ma fi indi. boo jàkkaarloo woon tey ak Sonko lan mooy doon kàddu boo koy wax. kàddu moo koy wax mooy lan buñ arrêté manifestation yi mais d'une manière pacifique waaw bu jaree chaque mois ñu def manifestation waaw parce que loolu day tax état bi xam ni teguñu leen fi pour ñuy noot askan bi dañ war di dox si bëgg-bëgg askan bi waaw ñuy def manifestation yi chaque mois ñu jàpp benn jour def manifestation ñu xam ni masse populaire bi liñ bëgg ñoom si loolu lañ war a dox looloo tax ñu fal leen waaw loolu laay moo jàkkaarloo ak Sonko loolu laa koy wax mu jiital jàmm ba pare ñu continuer manifestation yi d'une manière pacifique waaw chaque mois ñëpp mobilisé wu comme lan ni may waxee ñu fi nekk ñëpp suba su jaree ñëpp ñëw parce que ñoom Sonko ñëw na journée de deuil national kon état bi bu ñu jéem a dox suñu bopp di profité si lool pour jéem a teg ñoom tey seen journée de deuil loolu ñun gondiwuñu parce que duñu ay dof te dem nañ ba kenn amatul confiance si politiciens yi kon Sonko lañ fi gisagu muy prôné loo xam ne xaw na dal suñu xel si kaw nag buñ ko falee mu teg li nga xam ne moom lañ bëgg loolu la. lan nga jàpp ne journée de deuil bi nga xam ne moom la ñu def tey yow lan nga ci xalaat sa ban lecture nga ci am. bon journée de deuil bi ma gis tey bu doon dëgg la waaye état bi ñoom ñoo njëkk a jël seen initiative teg ko kon buñ bàyyi ba waa M2D wax loolu ñoom ñuy profité de l'occasion pour xam nga jéem a indi atténuer population bi di jéem a apaiser xam nga ils l'ont tardivement fait voilà loolu daal laa amul lu ma siy wax. ñu ngi lay jaajëf. jërëjëf. voilà mbokk yi nekk du ñu teewlu boobu ba tey fii ci Sénégal 7 yéen a ngi toujours en direct gis ngeen ndaw yi nga xamante ne jamono ji ba léegi ñoom it ñu ngi amal li nga xamante ne mooy di wax li nekk seen xol lu tax ñu ànd ki nga xamante ne mooy président Sonko même wax bi la rek yaakaar bu ñu am ci moom na ko matal li nga xamante ne amoon nañ ko ci kii di le président Macky Sall yaakaar bu ñu amoon ba Falcon 2012 ñoom yaakaar boobu noonu moo tax ñu jël teggi ko dem di yóotu ki nga xamante ne mooy le leader de Pastef ngir waxtaan ak moom ba tey ñu ngi fii ci siège Y'en a marre fii ci Parcelles Assainies di xaarandi rek ki nga xamante ne mooy le leader de Pastef Ousmane Sonko mu nekk ci biir di waxtaan ak ñoom ñu jàpp ne rek léegi seen waxtaan bi antu ba mu génn saafonte ak taskatu xibaar yi ngir wax leen rek waxtaan boobule mënuñu ko teewee ndax waxoon nañu ko ci njëlbeen waaye rek dina génn sànni ci ay kàddu ci li tax mu teew fii ci siège Y'en a marre donc ñu yaakaar ne rek lépp c'est pour bien faire lépp itam pour juste dalal xelu askan wi ndax suñu yaay yi fi teew tey bàyyi seen kër bàyyi seen añ yi ñoom ñëpp wax nañ li nga xamante ne moo leen ñor ndaw itam ñi nga xamante ne ñooy jeunesse sénégalaise bi ñoom itam nga xamante ne ñooy fal yor seen carte électeur di leen di ko sànni képp ku leen soxal ñoom itam wax nañ li nga xamante ne moo leen métti ndax nee nañ boo xoolee ñoom ñëpp daanaka ay étudiants lañ jàng nañ ba am seen i diplôme waaye rek ab xëy pour ñu am ko problème la
mu mel ni ne rek ñoom ñëpp dañuy dem di def ay métier di taaba ngir am lu ñu suturloo ngir dundal seeni njaboot donc mu mel ni situation boobu metti na lool ci ñoom donc ba tey ñu ngi xaarandi ki nga xamante ne nag mooy Ousmane Sonko ba tey ñu ngi ci buntu këru siège bu Y'en a marre voilà mu mel ni ne rek am na suñu benn yaay booy bi nga xamante ne jamono ji mu ngi fii teew ak ñun ngir waxtaan ngir saafonte ak askan wi wax li nga xamante ne rek moo nekk ci xolam. waaw maa ngi leen di fay. tur bi naka la. madame Tene Coulibaly. d'accord yaa boo tey situation bi nga xamante ne moo xew ci réewum Sénégal mu nekk situation bu métti en tant que yaay déjà nan nga ko dundee. waaw di ko méttitlu rek di ko naqarlu surtout xale yi nga xam ne ñàkk nañ seen bakkan ñuy profité ci seen antenne di leen jaale di jaale seeni waajur di leen ñaanal yàlla xare leen àjjana. voilà tey jii li nga xamante ne mooy leader Pastef Ousmane Sonko dafa teew fii ci Parcelles Assainies ngir waxtaan ak ñi nga xamante ne mooy ñu ëmb kuréel bu ëmb Y'en a marre. waaw ñu koy rafetlu ndax sorewuñu waa Y'en a marre ñun ñu ngi dëkk fële donc c'est un honneur nga xam ne Ousmane Sonko ñëw na seet si waa Parcelles ñu ngi koy nuyu di ko sargal di ko encourager di ko masawu. lan mooy li nga xamante ne mooy sa conseil bu nga koy jox parce que gis nañ fi ndaw yu bëri nee nañ Ousmane Sonko dañoo am yaakaar ci moom moo tax tey ñu topp ko. waaw di ko ñaan rek yaakaaru jeunes yooyu bu mu tas mu gën a góorgóorlu gën a dëgër nag waaw faw mu dëgër xam ne jeunesse bi ñooy fal ku fi falu rek jeunes yee la fal comme ni ma ko waxee ci yeneen antennes yi sooy xool da ngay naan l'avenir du Sénégal est entre les mains des jeunes. Si le président Macky Sall a commencé, quand il est venu au pouvoir, il est né après les indépendances. Te gis nga ñoom docteur Babacar Diop ñoom Ousmane Sonko ñoom Barthélémy Diaz ñoom docteur Cheikh kii Dieye mais ñooñu ñëpp ñu ay xale yoo xam ne yu taxaw tembe pour taxawal avenir u Sénégal ñu ngi leen di encourager ñoom ñëpp voilà. ñu ngi lay jaajëfal bu baax yaa booy. voilà moom itam yëkkati na ay kaddu yi nga xamante ne ay kaddu yu am solo la. jëmale ko ci leader de Pastef jëmale ko ci ndaw yi jëmale ko itam ci li nga xamante ne rek mooy askan wi mu mel ni rek suñu yaay ji itam bëgg na sànni ay kàddu ci li nga xamante ne mooy taxawaayu lii di takk der yi ci situation bi nga xamante ne fan yi ñu wees yëpp amoon na fii ci suñu réewum Sénégal yaa booy takk der yi ak seen comportement. waaw di leen masawu di leen ñaan aussi ñu xam ne Sénégal ñun ñoo ko bokk ñoo bokk ndey ñoo bokk baay seen liggéey la ñuy def li ñuy déplorer ne xamuñu ndax ñoom ñoo tiire wala ñeneen ñoo tiire pour que ñu xam ne rek xale yi seen i rakk lañu ñu jéem a encadrer leen comme image yi ñu mujjee gis aussi entre les forces de l'ordre et les jeunes ñu ngi koy rafetlu bu baax di leen ñaax rek pour ñu gën a sàmmonteeg loolu xam ne Sénégal la kenn benn bopp la kenn mënu koo xar ñaar. marche bi nga xamante ne ndaw yi ñu ngi ko bëgg a amal demain incha allah samedi incha allah fële ca place de l'Obélisque. waaw xanaa di ñaan préfet yi di ñaan ministre de l'intérieur mu bàyyi leen ñu marche police encadré leen pacifiquement loolu laay ñaan ci affaire marche bi. tamit à chaque fois ñuy tere ay marche day andi frustration chez les jeunes donc loolu daal laay ñaan ministre de l'intérieur di ko ñaan préfet yi. nañu bàyyi xale yi ñu encadré leen pacifiquement ñu marche waaw loolu laay ñaan. d'accord ñu ngi lay jaajëfal bu baax voilà kooku nag moo nekkoon suñu yaay ji nga xamante ne mu ngi doon conseiller ñi nga xamante ne mooy ndaw ñi yëkkati itam ay kaddu ci ki nga xamante ne moo ci ñi nga xamante ne ñooy takk der yi di les forces de l'ordre donc mu mel ni ne rek encouragé na bu baax. ndaw ñi encouragé bu baax force de l'ordre encouragé bu baax itam ki nga xamante ne mooy ndayu mbili gi muy le leader de Pastef Ousmane Sonko waaye it di leen jox ay conseil ngir lépp lu ñu mën a def rek ñu dalal xel yi
ndax ndaw ñi ñoom ñooy fal ndaw ñi ñoom ñooy folli ndax ñoom ñooy voté te ndaw si lu mu dugg rek da siy dem ba mu jeex donc loolu mooy kaddu yi nga xamante ne mooy kaddu askan wi di kaddu jeunesse sénégalaise. ba tey rek ñu ngi fii ci siège bu Y'en a marre di waxtaan ak ndaw yi nga xamante ne ñoo fi nekk di xaarandi ki nga xamante ne mooy Ousmane Sonko mi nga xam ne mu ngi ci biir ba tey di ba léegi génnagul di waxtaan ak ñoom xamuñu nag ba tey lan moo nekk ay tànkam ci bile siège xamuñu ba tey lan lay waxtaan mais ñu am yaakaar ne rek bis bu génnee dinañu wax lan moo nekk teewaayam fii parce que taskatu xibaar yi tamit bari nañ fi lool mag ñi nga xamante ne bëgg nañ kaa rencontrer bari na lool waaye tout tànk yi aussi bari nañ fi lool. voilà mes téléspectateurs ba léegi yéen a ngi en direct ci Sénégal 7 ngeen ñuy seetaan ci suñuy différentes plateformes mu mel ni itam am na ay ndaw yi nga xamante ne aussi ba léegi jeunesse bi ñu ngi bëgg wax ñu tàllaloon suñuy micro rek laaj leen lan ana naka la ñu gisee bi les situations ci Parcelles Assainies ak fan yi ñu weesu. waaw avant tout ñu ngi leen di remercier ci déplacement bi di kontaan vraiment seen ñëw bi fii bon li ñu fi tax a ñëw c'est simple parce que bon li nga xam ne mooy situation yi nekk temps yi nii di dox ci réseaux sociaux yi partout au Sénégal partout dans le monde nit ñi di ko waxtaanee loolu mooy actualité bi quoi. en fait ñun suñu combat du lenn lu dul amul du Sonko du Macky Sall du keneen suñu combat mooy démocratie bi ñu respecté ko respecté Sénégalais yi respecté ñi nga xamante ne ñoo nekk ci dëkk bi parce que tey buñ la joxee réew da nga ko war a jox gëddëm parce que ñëpp bàyyi ñëpp li fi nekk ci ay sénégalais ñu jël benn nit jox ko kon donc dañoo war a respectante mu jox nit ñi cër bu ko defee àdduna bi mën a continuer parce que ñun Macky Sall wax ci moom day yomb par rapport ak 9 ans yi mu def boo xoolee 9 ans yi mu fi def yëpp boo ko résumé bon boo koy jox pourcentage 2 nga koy jox parce que def fi lenn loo xam ne c'est extraordinaire lépp loo xam ne instant yi dafa nekk en chantier da koy def parce que dañ ko fi bàyyi woon kon donc dafa ñëw pour yeggale léegi loolu mu yeggale war ko woon yàq dafa waroon def juste continuité moom tamit teg ay projet yoo xam ne buñ keneen bi ñëwee na ko mën a yeggale mais li ñu gën a frustré mooy jeunesse bi ñëpp li ñu gën a frustré dafa bëri parce que mën naa citer quelque yoo xam ne moo gën a frustré jeunes yi mooy premièrement da ngay xool nawetaan da doon soulager jeunesse bi xam nga làmb da doon soulager jeunesse bi xam nga sport dafa bokkoon ci li nga xam ne day soulager jeunesse ba ku nekk da ngay am sa loo xam ne da nga fay mën a def quoi mais instant bi boo xoolee ñi nga xam ne ñooy jaay secteur informel bi ak secteur formel bi yëpp boo xoolee doxul lépp boo xoolee dans l'ensemble daal dara doxul loolu moo gënoon frustré gars yi moo tax affaire Sonko bi ba mu ñëwee Sonko même ba sonawul woon alerte ñun dañuy génn parce que dañoo sonn da ngay xëy suba ba ngoon jot mais doo am dara loo yóbbu sa gàlla mais bien sûr porte la parce que instant yi nii même bu nekk woon Sonko boo xoolee des fois da ngay gis ay situation yoo xam ne doo ko mën a expliquer mais si moment yi rek ngay mën a profité pour mën a xam nga génn li nga xam ne moo la metti xam nga jur ñaawlu tamit affaire yi nga xam ne naka ñoo xew mooy booy li ñuy rey affaire yooyu noonu xam nga ñi nga wax ay journée day xaw ma journée nationale nga joxe ordre ñu rey doomu jàmbur ba pare nga ñëwaat di def ay day national xam nga loolu tamit dafa xaw a banal quoi non day national am ma ci benn lecture ñi ñàkk ñoo ñàkk
parce que boo fa demee 2 jours 3 jours après ñooy dese seen ñàkk xale yu ndaw yoo xam ne ku ci gën a mag 35 ans la am mu ñàkk bakkanam mais policier amul gémi amul kenn ku jëlul ordre ni la tiiral doo tiire benn bal ça coûte cher kon donc loolu gars yi dañ ci war a jël ay matuwaay nga xam ne ñii def rey yi ak ñi nga xam ne dañoo yàq ñëpp affaire bi bàllee ñu mun leen topp nervi yooyu nga xam ne aussi tamit ñoo nekkoon ci dëkk bi di def leen neex tamit ñu préparé wu pour ku fi waaj a toog aussi tamit ñu jël leen jàpp leen teg leen ay daan parce que dëkk bi mënoo ñëw ci dëkk bi yor dëkk bi ba pare yor arme yor lépp en plus wëlbatiku jëlaat même jeunesse bi tamit joxaat leen ay arme na la pour ñu xeex ak waa dëkk bi loolu dafa mel ni genre guerre civile bu ndaw boo xam ne def na ko genre liñ ci war a jàngat yi ñu ci war a def dafa bëri ba tax na xam nga il faut daal jeunes yi conscient Sonko bi gars yi ngi naan Sonko mais Sonko xeexalul pour boppam nee na pour ñu libérer Karim Wade libérer Khalifa Sall libérer ñeneen bu ñu toog ci géew bi ku gagné ñu xam ne moom la comprendre man Sonko indiwu ma fi keneen ak indiwu ma fi peuple sénégalais bi ñëpp ñoo fi ñëw pour benn affaire Sonko bu toogee deful lu mu war a def tamit dañ ko fi dégager keneen ñëw affaire bi loolu la amul Sonko amul Ablaye Wade amul Macky Sall Macky lu mu waroon def defu ko kon donc ñun li ñu war a def lañ def parce que ku la may 9 ans waxoo grève defoo dara xam nga ay 2 ans mu dese nga ne dañuy tëbal di ñu wax ay dañ la jox ay liggéey yooyu ay waxu jaaxaan la xam nga lu mu war a def mooy mu jéem a construire benn job jeunes yi fii li la fi indi booy yi nga fi gis yëpp ay booy lañ bu ñu amoon liggéey fii kenn du fi taxaw ku nekk am na occupation yoo war a def mais man dama bàyyi sama liggéey ñëw fii juste parce que Sonko dafa ñëw fii mais bu fi ñëw dañ koy mën dañun ñu ngi sa ginnaaw xeex bi ngay xeex ñun ñëpp dañ ciy ñëw taxaw bu ko defee moom tamit mu xam ne instant yi bàyyiwuñ ko daal waaw ñu ngi koy surveiller te lépp lu mu wax baar yaa ngi fi lépp lu muy wax na ko def bu ko deful suba tamit dañuy génn ci tali bi voilà loolu la quoi. ñu ngi lay jaajëfal bu baax. sama jàngat comme kii lu mu war a wax na lépp comme ni ngeen gis nii ay jeunes ñoo fi ne bu ngeen gisee ay xale yu ndaw 14 ans 15 ans di génn si mbedd bi di def benn genre révolutionnaire gars yi dañoo am lu ñu métti dañoo am lu ñu métti nekkul n'importe parce que musul a gis xale yi ndaw génn di xeex musul am Sénégal comme boo gisee jeunes yi xale yu ndaw yi di génn amul tax ñu génn comme suñu président comme war na xoolaat bu baax bon liggéey na lu liggéey mandaam léegi mu jeex comme na jeexal mandaam bon xam na nag bon bu mu jéem a sa nekkaat day jéem a kiiwaat 3e mandat parce que bu ko defaatee day amaat rek ñun jeunes yi dañuy génn combat bi day continuer en plus aussi tamit bon ñu ngi rendre hommage tamit gars yi dee métti na trop parce que ay jeunes lañu suñu sañoon jeunes yi duñ dee ay xale yu ndaw lañu ay avenir lañu gis ngeen vidéo yi seen yaay seen waajur ñu ngi doon jooy am lu leen métti si biir xol comme loolu dafa métti comme combat bi ñu ngi continuer mais avec pacifiquement souvent nag vendredi la day national la day ñëw nag ànd ak population bi yëpp daf gis génne seen naqar xam ne daf ñu métti pour à la mémoire de nos morts gars yi xeex si gars yi décédé si combat bi jotoo kii na bon Sonko nag mu ngi fi nag c'est bien que vrai que Sonko mu ngi fi mais tamit population bi dañoo ñëw fi tam pour xeexal suñu démocratie ñu si ginnaaw Sonko mais tam ñu tam dañuy xeex suñu démocratie xeexal suñu ëllëg suñu ay doom ak ñeneen comme kii lu mu wax rek Sonko bu ñuy defaat itam gars yi dañuy gënaat parce que les gars yi tàmm nañ ko gars yi ragaltuñu léegi policier ragaltuñu dara ragal ma gars yi ragaltuñu ko bu kii waatee gars yi dañuy wàccaat si dale bi rek bu ko ñëwee fii Macky Sall ñëwoon na fi jeunes ñëpp a génnoon comme nii la woon rek comme démb si ñun fii la ñëwoon Macky Sall ñëwoon na fi comme démb si ñun booy yëpp a génnoon Sonko dem ñoo la gis na ko su ñëwaatee daf defaat noonu tamit ñun tam dañuy wàcc tale bi nii lay demee rek non peuple bi dañoo am cœur ils ont des cœurs meurtriers dañoo am cœur boo xam ne daf ñu métti si biir xol moo tax gars yi léegi dañoo dem ba habitué loolu président bu ñëw li lay am day répété léegi après moo tax jeune léegi kenn ragaltul racromargé kenn ragaltul GMI de bien vrai jox nañu GMI si respect comme gis ngeen vidéo yi kii yi rek gars yi jox nañu respect bu baax a baax parce que ñoom dañoo ñëw fi suñu sécurité mais nag gars yi nañ xam ne ragaltuñu dara racromargé kenn ragaltuñu policiers yi moo tax loolu yëpp rek moo tax. voilà li nga xamante ne mooy jigéen ñi nga xamante ne dañoo jóg di révolté wu ba pare teg si ñu leen di menacé te ñoom ay ndaw lañu si askan wi lañ bokk donc am nañ droit surtout nag li nga xamante ne mooy jigéen bi nga xamante ne ñàkk na si bakkanam mais gis nañ ni ba tey dañ leen nekk di leen menacé de mort naan leen waroo leen wax jigéen tamit bu fekkente ne dem na ba warul wax ñu ne góor ñi kese ñoo war a wax loolu aussi situation la naka nga ko gisee. non gàcce ngalaama jigéen ñi menacé yooyu ñuy teg ñun yëpp
amul njëriñ parce que Sénégal yaa ngi fi nag fii menace nit gars yi fekk la foofu fii koo fu menacé nit gars yi dañuy fekk foofu fekk la sa kër comme boog jigéen ñi si combat bi lañ bokk comme góor nañu bokk si combat yi comme ñoom waruñu tëj seen gémmiñ ñoom dara nañ si biir dëkk bi dara nañ si peuple bi si monde bi yëpp jigéen ñi seen kàddu su bokk seen kàddu su bokk man moom maa ngi si rafetlu bu baax a baax jigéen ñi ñu génnee nii bokk si combat bi parce que ñoom foo ñu génn bu ñu génne gars yi dañu leen di déglu. ci xeex bi parce que dañu rey seen ñaari xale donc ñoom dañuy manifester waat pour fësal seen naqar loolu yéen a ngi si ba léegi wala. waaw loolu dafa ñu métti booy bu ndaw la vidéo yi gis nañ ko nii policier bi génn tiré gis nañ vidéo yi ñëpp ñu ngi koy partagé histoire yëpp ñu ngi koy partagé ñoom dip ak ñeneen ak ñeneen loolu dafa ñaaw yéen xam ngeen yéen journaliste loolu dafa ñaaw parce que la combat bi jeexagul ñu dañuy continuer mais dañ koy teg si yoon pacifiquement ñu teg ko pacifiquement bañ a yàq yéen a yàq yi quoi parce que dafa métti am ñuy liggéey foofu ñuy yàq am ñeneen ñu fay liggéey waaw combat bi ñu ngi koy continuer combat bi bàyyiguñ ko ba léegi. ma yokk ci tuuti benn affaire mooy li xew fii parcelle c'est-à-dire li ñu métti parcelle dafa bëri boo xoolee 7 ans xaw ma 8 ans suñu stade bi mi ngi fii mënuñ ko defar te dafa yoon tamit président de la république def ay élections locales yoo xam ne ku nekk dina mën a tànnaat sa maire parce que maire yi fi nekk rek pratiquement seen mandat jeex na. Deuxièmement parcelle li ñu métti dafa bëri parcelle amul dara amul espace public amul terrain de football. Parcelle amul dara waa ji fi nekk franchement parler man ma comprendre quoi lan la mooy liggéeyam te boo xoolee budget Parcelles Assainies budget maire Dakar rek moo ko ëpp boo xoolee ay 13 milliards Parcelles da koy am par an kon donc ñun li ñu métti du question de Macky Sall rek moo ñu métti wala dara non li ñu métti dafa bëri ba tax da nga xam ne parce que boo yi fi dee nii ñun xam nga policier peuple xajul ci police. boo xoolee ñu tax ñu xaw a ragal du question de ragal bal bi wala ragal deey de parce que dañu leen jox cër boo xam ne ñoom dañu ko waroon delloo parce que boo xoolee vidéo yëpp dañuy jekk policier war ko rey mais gars dañ koy baal bi mooy ñoom defuñ ci ñoom duñ ci ay coupable boo xoolee ñi leen yónni ñoom ñooy coupable parce que ñoom ñoo leen jox ay ordre ñuy tirer kon donc ñoom ñoo waroon comprendre population bi xam ne ñun ak ñoom ñoo far li ñuy xeex parce que man j'ai des amis police gendarme et tout mais ñoom bu ñu ñëwee même combat bi lan lay wax dañ naan ñun ñu ngi dem jaar certes dañ ñoo jox ay ordre ñu koy exécuter mais ñun combat bi ngeen di xeex ñun tamit suñu combat la comprendre kon ñoo nag ñoom ñoo bokk combat bi Macky Sall moo waroon yërëm population bi xam ne nguuru yàlla rek moo dul jeex li ko fi dese bëriwul na ko yeggale en beauté travail kii ñëwaat continuité bu ko defee jàmm am di woo yooyu ndaw parcelle yëpp nag ñu préparer élection yi parce que ki fi nekk nii franchement amul ñu benn njëriñ ñu ngi ko gis muy génn di jéem a taxal ay Sonko naan ay na assumé ak yooyu ñun loolu ñoruñu na wax ci dëkkam bi am na lu ko ñor. tey mu nekk jafe-jafe li nga xamante ni moom la ñuy nemmeeku ci maire yi ci gouvernement bi député yi mu mel ni réewum Sénégal dañoo am jafe-jafe ngir fal ki nga xamante ni moom mooy doomu adama boo xoolee fool yi lañ gën a mën ne li nga xamante ni moom mooy fal lan mooy jafe-jafe. non problème bi mooy genre lu ñu lay wan ba ngay ñëw ak li ñu lay wan après moo dul bokk boo xoolee Macky Sall li mu ñu woonoon avant ñu koy fal ak li mu ñu wan c'est diamétralement opposé même que maire parcelle bi maire bi muy nekk booy la fi def jeunesse am def fi lépp xam problème mu parcelle xam lépp de A à Z yàlla suñu borom suturaal la mais da nga ko war a del damay xaar sama carte moom laay yàqee. mu mel ne rek ki nga xamante ne mooy leader bu Pastef mu ngi nekk di wàcc ngir saafonte ak taskatu xibaar yi ñu wëyal rek xoola parce que nag mu ngi xàll yoon bi lii di li nga xamante ne voilà mu ngi mel ni rek ñu ngi organiser ngir waxtaan ak taskatu xibaar yi donc ñu teewlu ko rek ñu xaarandi rek ki nga xamante ne mooy leader Pastef moom nag ginnaaw ba mu nekkee fii si siège Y'en a marre saafonte waxtaan ak ñi nga xamante ne mooy ndawal Y'en a marre yi donc ñu xaar rek ba xam mu ngi mel ni ñu ngi gis ñi nga xamante ne ñoo ëmb Y'en a marre ji wàcc nànk-nànk voilà ñu gis Fou Malade wàcc na ñu jiite li nga xamante ne mooy kuréelu Y'en a marre ñu ngi wàcc nànk-nànk waaye ba tey kii di leader Pastef moom la ñuy xaarandi moom nag ba tey gisaguñ ko xam naa ne bu ñu xajaloon journaliste dañoo ñu neex tamit
gis nañ ki nga xamante ne mooy kilifa gis nañ fi ñëpp ñi nga xamante ne ñoo ëmb lii di kuréelu Y'en a marre. xoolal dinañ ko gérer fii. Simon. waxoo ko. mais ñoom ñeneen seen cadre yi. mu ngi mel ni ba tey ñu ngi préparé wu di changer position cadreur yi jël place journaliste yi jël place cadreur yi. ngir ñu mën a jël ki nga xamante ne mooy leaderu Pastef mu sànni ay kaddu si li nga xamante ne moo ko tax a teew fii si Parcelles Assainies. Démarrer cela ici avec nos amis et frères de Y'en a marre. Vous savez que Y'en a marre représente quelque chose d'extrêmement important dans la lutte citoyenne au Sénégal. C'est le doyen des mouvements citoyens, non seulement au Sénégal, mais j'allais dire même en Afrique de l'Ouest. Et une fois de plus, Y'en a marre a été à la hauteur de sa réputation en s'engageant dans ce combat une fois de plus pour la préservation de notre démocratie. Nous avons tenu de longues discussions. Malheureusement, l'atmosphère ne permet pas de les restituer. Mais ce qu'il faut en retenir, c'est que nous réfléchissons tous sur un agenda, un calendrier pour la République, pour le Sénégal, pour nos enfants et nos petits-enfants. Mais dans l'immédiat, nous continuons à formuler les mêmes exigences, dont la première, c'est la libération immédiate et sans condition de tous les détenus politiques de Macky Sall. L'arrêt immédiat également des persécutions, des arrestations qui continuent, l'arrestation des nervis de Macky Sall et leur traduction devant les tribunaux, mais également la réparation des dommages causés par les meurtres, mais également les blessures graves. Je terminerai en tout cas par lancer un appel à toute la communauté nationale et internationale, les guides religieux, pour leur dire que Macky Sall continue malheureusement dans sa trajectoire dictatoriale. Nous, en tout cas, au niveau du mouvement de défense de la démocratie, nous avons fait poser des actes forts. Nous avons accepté de lancer un appel. Il faut mu ñëw bokk ci ñi koy saytu. ñeenteel bi nag mooy lépp loo xam ne. Ousmane Sonko defoon nañu ko mouvement Y'en a marre suñu maqaam bii nga xamante ni bi ñu koy sos il y a 10 ans bëggoon doon benn mouvement citoyen bi nga xamante ne ay ndaw ak ay mag ñoo ciy booloo pour suñu démocratie mu gën a sax suñu citoyenneté mu gën a sax état droit gën a sax et que injustice sociale mu gën a wàññeeku ci réew mi. Et c'est au nom de ces mêmes principes là bi ñu gisee nguur gi mu yëkkati jël suñuy instrument wu réew mi muy justice bugg faagaagal opposition politique à travers Ousmane Sonko. C'est au nom de ces principes la ñu jóg ñu ne du fi amee donc ci combat de principe boobu la ñu nekk di ci wéy ba gis ngeen li ci am yëpp gis ngeen tey jii nii en terme d'urgence nag du ma delluwaat ci loolu yëpp am na suñuy frère suñ ci seen bakkan ñu mën a am ndàmpaay et que ñëpp ñi nga xamante ni am nañ ci ay gaañu-gaañu aussi ñu mun ci am ndàmpaay mais au-delà de cet aspect en toute responsabilité le mouvement Y'en a marre au nom des principes qu'il défend pour la démocratie a dit qu'il ne peut pas accepter que le pouvoir puisse utiliser notre justice pour éliminer en fait un opposant politique. Et tous les Sénégalais se sont battus pour que ce coup fatal ne soit pas